encore sa temps bi ñu jël on sait que vous êtes très occupé ñu bàyyi la nga nuyoog internet Grand Théâtre point TV. ok sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu bu baax mbokk yi ñuy seetaan ci Grand Théâtre point TV di am mbégte loolu yéen itam ci déplacement bi ak waxtaan bi ñu fas yéene seq disponible naa pour seen ay questions incha allah. Mansour c'est vrai que du yomb mais bëggoon nañu nga tënkal ñu en 5 minutes Mansour mooy kan fan la jàngee surtout sa enfance naka la demee. enfance gu ñàkk fayda parce que man maa ngi juddoo benn village bu tudd Kër Songo Ndiaye mu ngi nekk wetu Tent Bab ci commune bu Sindia waaw commune bu Sindia ci département bu Mbour foofu laa jàngee alxuraan maa ngi wàcce alxuraan ci genn góor gu ñuy wax Pataala Xule ci moom laa mokkale woon léegi nag mokkalatuma moom wax dëgg yàlla xam nga dépense yeeg yooyu boobu ay fukki at ak ñeent manqué woon na sax boobu waaw Pataala Xule mu ngi dëkk Kër Thione Sarr mu ngi fi ay njabootam ñu ngi fii mooy papa yi Modou Xulle promoteur immobilier waaw ginnaaw bi ma jàng ci Bassirou Gueye mu ngi dëkk Tent Bab dama doon jógee Kër Songo di dox di dem Tent Bab mu jàngal ma ay téere yu bëri bi ma amee ci moom certificat ma dem Mbour ci école tahfizul Quran wa ulum charia bu Papa Dieng foofu laa amee li ñuy wax brevet lañ ko wax jamono yooyu 94 laa am foofu BFM ci Papa Dieng moom mooy mi ngi nekk ci municipalité bi sax léegi parce que léegi day def politique moom waa jooju Ndiouga Dieng après bi ma amee nag BFM laa dem Al Azhar bu Thiès waaw foofu laa jàng bi ma amee bac ma ñëw Dakar mais jamono jooju donc de passage ma ci remercier président Macky Sall parce que ñi aw yoon bi ma jaaroon léegi dañu am diplôme baccalauréat bi leen di jàppandal la ñu dem directement ci département arabe alors ñun amuñu woon chance boobu ñun bi ñu amee bac dama ñëw IFE mooy institut français pour les étudiants étrangers donc ñu considéré ma comme benn étranger foofu laa jànge ba def sama 3e degré donc ma defoon interprète maanaam traduction français arabe donc ma continuer département arabe ba ci niveau licence ci laa commencé nag di fréquenter Youssouf Seck moo doon présentateur régional arabe Walfadjri ay jamono mook Jim Dramé ak oustaz Babacar Niang laata Assane Diouf bi fi nekk tey donc ci laa dem ba commencé di bëgg rajo ci la ma oustaz Cheikh Tidiane bi tey bu Dunia sama benn mag boole maak moom mu yóbbu ma ci Dunia Mbour boole maak vie Ablaye Diop ci laa commencé def rajo ma nekk fa 3 mois vie Ablaye Diop jóge fa Moustapha Gaye ñu koy wax Fox ñu nekk fa chef station donc moom moo ma initié ci présenter journal Olof ma def 1 an et quelque wala 2 ans xaw na koo jigee ci moom jóge na fa sax booba mais DJ Mayek ndam si yàlla sa te mu gaañu te mu nekkoon RDV DJ Mayek bi may jógee Dunia moom moo fa nekkoon benn bis dama Issa Dior Sall woo parce que boobu dem naa ba jàpp mais Issa Dior Sall woo ma donc ma xam ni bu dee côté information Sud FM moo gën a professionnel donc ma dem eggale lu bëri ci Issa Dior Sall entre temps Youssouf Seck nag bi ñu ubbee rajo Lamp Fall FM bu Dakar donc Youssouf moom comme xamoon na ma mu aw benn jour di dem Mbour rek dégg may wax mu ni kii xam naa ko li jënd sama téléphone woo ma man ko effectivement man la sa ndongo bala mun ma dañu ubbi benn rajo Lamp Fall donc gis naa ni ngay defee journal vraiment neex na ma il faut nga ñëw liggéey ak man loolu moo sabab mu ñëw Dakar après nekk rajo Lamp Fall def naa fa 1 an après ci laa yóbbu sama demande RFM dama ko yóbbu tey le lendemain El Hadj Assane Gueye woo ma donc ma commencé RFM 2004 ba 2010 laa fa jógee le 7 octobre 2010 laa jógee RFM le 1er novembre ma commencé Zik FM bon fi laa nekk ba léegi nii loolu mooy sama parcours. macha allah riche na des fois gars yi bu ñu déggee nga def benn intervention ci benn mbir mu xew automatiquement da ngay gis surtout que les internautes dañ naan kii xale la warul tontu mag mi nangam mais duñ comprendre que ne Mansour xëy na nga jege ba si waxin bi xale bu ñu sol yàpp mag la ci njàng mi expérience bi. tey loolu est-ce que du des fois du la xaw a handicapé le fait que ñu gis benn xale boo xam ne xëy na fees na ci xam-xama mais pour que nit ñi nangu waxam day xaw a jafe. loolu sama papa mooñ cee xam nga man sëtu baay laa sëtu baay mooy sama papa am na doom yu mag sama yaay donc man mun naa wax ni li may am ci expérience ci ak ay kàddu yu mag ak yenn doxalin xëy na day niru bu mag parce que bi may juddu sama papa mag la. waaye man maay sama taawu yaay sama yaay itam uuf ma ci côté boobu donc sama papa bi ñuy xale daf doon ut leraw duñu ko duma parce que bëggul ku wax lu dul dëgg bëggul ku tooñ bëggul ku taxawaalu ci mbedd ñun noonu lañ ñu yare bi ci des moom sama papa bokk na ci ñi damay wax ci télé ñëpp di ma dégg dañ may xool fépp góor gi Babacar Diop Kër Songo Ndiaye bokk na ci nit
ñi nga xam ni ñoo gën a naqadi deret te gën a nangoo liggéey bay dong la xam ak sàmm nit mus ta wax ni Babacar Diop yàqal na ma nangam mus ta wax ni lekkal na ma nangam donc loolu moom ci la yar ay doomam bokk na am na ay frères yoo xam ñu ma gën a sax tàng âge bi itam xëy na dañ naan xale la lu tax muy waxee nii mais nit ki bu dundee 40 ans nekkatul xale parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy am âge bi ñu koy wàccee ci moom wax yu pour mu nekk yonent doon ñi gën ñëpp 40 ans la am donc boo nekkee 40 ans boo ko amee ba teg ci tuuti war nga mën a participer ci lépp bi ci des mooy métier bi defe naa nag ren moo ci sama 18 ans bi ma commencé def stage ak léegi am naa ci 18 ans te yàlla daf ma dimbali 18 ans yëpp présentateur lay doon xam nga présentateur lantinoor la c'est-à-dire bépp événement boo xam ne day ñëw yow yaa koy rendre yaa koy jàllale donc événement yi xew yëpp diggante 2002 ba léegi bokk naa ci rajo yi ma nekk ñu ko doon jàllale donc damay am chance su di mën a garder lu bëri ci xew-xew yi ñi doon wax di waxeet dama leen di xam ñi jàpp di bàyyi dama leen di xam ñi wax te gëmuñu ko dama leen di xam benn ñaare bi ci des Lamp Fall dama fa amoon émission am émission RFM am émission Zik FM li tax ma bàyyi sama émission Zik FM mooy tàng gi nit ñuy wax parce que dama jël benn nit mu xas nit 3 mois après ma jëlaat ko mu tagg nit mun ko si ñaari kàddu yooyu ban moo ciy dëgg mun moo ko ràññee maa ngi moom ba léegi dañ cee ñaawoo ma ñëw delloo leen émission politique boobu ma ni man muy fii Zik FM émission bu tuddoon dañu ko wax ma ni man comprendre ma léegi géewu politicien yi ma delloo leen bi ci des nag mooy man journaliste la nekk koo xam ni damay jël li ma sama métier métier boo nekkee journaliste Babacar am nga sañ-sañu def chronique am nga sañ-sañu def éditorial am nga sañ-sañu def analyse am nga sañ-sañu topp événement léegi su ma toppee événement yooyu def rappel des choses Babacar moo waxoon lii daaw ren mu waxaat lii man sama métier may na ma def rappel def éditorial wala ma def analyse wala ma def chronique moo tax souvent bu ma waxee mu xaw a dëgër bi ci des itam xëy na nii ma mel nii ci wax boo xam dafay diis méthode la woon ci ma génn ci benn goutte bu ma nekkoon Babacar sama làmmañ dafa takk lool bi may xale takk bu metti ba ma dem ba nekk mag làmmañ bi takk lool donc bi may jàng dama bëggoon di def di bind ay texte di ko lire mais dama amoon handicap bi ma amoon mooy bu ma liiree xam naa ni dina neex mais dafay ki may jàkkaarloo du ma comprendre donc may forcer sama bopp temps yooyu am na benn présentateur bu tudd Majid Sohani mu ngi nekkoon rajo London BBC arabe la doon def ab palestinien la gaañu na sax chaque jour dama doon déglu journalam di xool ni muy waxee ma koy toppandoo di waxee noonu c'était pour dindit làmmiñ bu taq bi nekk ci man moo tax souvent damay wax ni boo gisee li tax du ma nangu nit tiital ma daw mooy dama sonn ci sama dund ci yi ma essayé ak yi ma jaar ba tax boo toogee fenn pour joxe sa gis-gis ci yenn yi pour nit ki ni la xuux nga reculer dafay xaw a jafe loolu rek moo tax mais Mansour tàngul naqadiwul dara compliqué wul. gis ne souvent day am ay kilifa yu wax dama leen di cité genre Ahmed Khalifa Niass lu ci ëpp des fois bu yow boo sentir ni dañoo dérailler rek da ngay génn def benn chronique surtout que am nga leen chaîne YouTube boo xam ne gars yi dañu koy suivre génn dal seen kaw gars yi naan non xale bi est-ce que na gudd fan ndax li muy def ni wóorut toroxal mag noonu la gars yi di jàppee quoi. waaw dañoo xamul ni walan yuwaqqi'ullahu nafsan iza jaa ajaluha dee mu ngi ci loxo yàlla kii gudd fan mu ngi ci loxo yàlla mais nag yàlla dogal na man Ahmed Khalifa Niass sax man musuma contesté moom lu mu wax parce que nag souvent lu bëri li muy wax dama ciy ànd ak moom ku ma naw la xam-xamam ku ma respecté la moom pas boobu parce que gis nga Babacar jàng ak jàngantu du benn gis nga boo defee li arab di wax dirasatul ulya muy enseignement supérieur daf lay permettre nga am ay bagages yoo xamante ni bi boo toogee boo déggee xam-xam balaa ngay weddi nit ki doo ko teg ci émotion wala sentiment mais da ngay gëstu ji pour xam ba xam kii li muy wax am na wala du amul. Ahmed Khalifa Niass bari na saa bu waxee ñu weddi ko attaqué ko te ñu ëpp ci ñoom dañuy indi ay boo xam ne du méngoo sax ak la Ahmed Khalifa Niass wax souvent duñu ko sax comprendre te nit ki boo ko dabul ci niveau wala réfléchir xalaatoo te yàlla dafa wax wa fii anfusikum afala tatafakkarun bu fekkee mënoo xalaate moom fa muy xalaate nga bëgg koo weddi indi benn aaya wala nga indi benn addis wax moo la neex rek waaye yow mënoo ko weddi man sama première riposte xëy na boo xamante ni bii def naa ko mu fës ci loolu mooy coowal Idrissa Seck la bi muy wax Makka ak Bakka ci laa interpellé woon dam si yàlla sax yal na yàlla yokk leeram Sidi Lamine Niass
ak Bamba Ndiaye ma ni leen est-ce que coow lii ngeen amee barki démb ba léegi yéen ñi jàng est-ce que musta nekk lu ñu mus di débattre ci monde arabe effectivement ñi jàng xam nañu ni dañu mus di réclamer terre sainte ñii ni ñoo ko moom ñii ni ñoo ko moom ñu ni place buy ay nit di dajaloo dafa jaamu yàlla moo tudd Bakka mais yàlla li mu jubli ci Bakka ci alxuraan mooy Makkatal Mukarrama noonu la ko yàlla waxee ci alxuraan néeg bi ma jëkk a teg wàcc ko mooy Kaabatullah léegi Idrissa Seck waxul comme que am xam-xam daf doon waxtaan ak benn xaritu naaram di ko tooñ ni ko bëgg naa def médiation yéen ak Israël ngeen juboo waaye day fekk ngeen juboo ci affaire Makka ak Bakka waaw ki wax loolu ñu jël li mu wax changé ko man leen nit ñi nag mën nañoo déglu li ngeen wax ni si Idrissa Seck waxul loolu ñun mën nañoo déglu waxul loolu de ab xaritam benn anecdote la doon nettali ngeen jël ko ni Idi dafa ŋàññi di contester Makka ni est-ce que Bakka mooy Makka Idi waxul loolu Idi xam na ni Makka mooy Bakka ndax bi muy wax loolu ma nga ca Kaaba ga di def tawaaf mën leen kon am na kabal contre Idi am na lu nekk ci ginnaaw effectivement loolu laa gëmoon te ñoom ñi ma doon waxal xam nañu ne mënuñu ko wet jamono jooju. est-ce que tey lii mu wax nii ci kaw Taïb Socé ne même téléthon bi nga xam ñu ngi ko bëgg a defal moom d'accord ci tënk est-ce que yow loolu ànd nga ci ak moom. ku wax loolu. Ahmed Khalifa Niass. loolu gis-gisam la xam nga Ahmed Khalifa Niass man dama ciy tenir compte ci ñaar nee na Ahmed Khalifa Niass âge am du ko permettre mu wax lu ñu koy ŋàññee Sénégal âge am du ko permettre mu wax lu dul dëgg Sénégal donc li mu ni àndu ci xëy na mën nañ ko laaj la moo tax àndu ci mais liberté wóor mooy wax na man mën naa ànd ak moom ci benn côté Taïb Socé ñi ko dugal kaso ay islamologue lañu comme moom ay arabisant lañu comme moom ay wootekat lañu ci yàlla comme moom ñi ko dugal kaso dañuy tabax ay jàkk dañuy tabax ay école ñi ko dugal kaso li ñu investir ci wàllu éducation islamique Taïb Socé investir ko parce que amu ko est-ce que téléthon rek mooy solution question la mënoon nañu def médiation est-ce que tey Oustaz Alioune Sall xamul njabootu Abbas Sall bu Louga kay est-ce que Iran Ndaw xamu leen kay waxuma ne seen téléthon baaxul de ñun ñëpp dañ ciy jàpp man jàpp naa ci que nañ jàpp ci suñu télé lañ koy defee sant yàlla parce que loolu solution la mais dama ne est-ce que itam mënuñu am solution dem rencontrer famille Abbas Sall rencontrer Abdou Fattah Sall dagg billet dem Dubaï rencontrer Seyda Zahra Sall mi nga xam moom mooy seen kilifa bu ñu waxtaanee ak moom ñooñu ñu bàyyi Taïb Socé ak li ñu koy toppee lu leen yomb la mais bu fekkee dafa am bras de fer te amul kenn ku def médiation dajale 100 millions du yomb loolu moo tax ma ni Ahmed Khalifa Niass ni mu wax nii man duma ko contre wax dëgg de xam nga solution ma la wax nii gars yi bari gisuñu ko woon et pourtant lu mën a nekk la parce que wóor na ma wóor yàlla ni chaque année ñun ñooy ànd ak Abdou Fattah Sall dem Makka donc xam nañ ko am nañ bonne relation Oustaz Aliou Sall xam na ko bu baax Taïb Socé xam na ko bu baax sama papa Fadel Gueye bokk na ci ñu def téléthon bi xam nañu ko bu baax dañ entamé voie médiation ouais. jàng ngeen Taïb Socé li nga xam ne ñu ngi koy tuumaal bu dee dëgg la ñu waroon àtte charia lan lay mérité. xam nga dossier bi xaw ma lépp. ku jël alal li jàmbur rek ci gàttal. est-ce que dafa jël parce que man li ma am comme information xëy na moom dafa nekkoon ci ab diggante jëndal nit ku ko jëndloo fasu ngëlëmu mu jaawale ngëlëmu ak jàkkeer wala ki ko jaay ni ko ngëlëmu laa la jaay fekk jàkkeer la ko jaay man loolu laa jot am comme info est-ce que loolu nag lu ñuy génne àtteb l'islam la wala déet donc wa fi ba'dil umuri ma la yubayyin am na loo xam ne mënoo koo leeral te fekk xamoo lu nekk ci fond bu dossier bi moo tax man ni médiation li tax mu baax mooy dina leen permettre ñu am fond de dossier xam li xew dëggantaan li boole Taïb Socé ak njabootu Sall parce que bu ñu fàttali ni Taïb Socé ñu amal affaire njabootu diine gu mag la ci Sénégal waaw. Oustaz Mansour ndax jàpp nga ne Sénégal oustaz yi jubóo nañu ndax à chaque fois que benn fee am di gis lu toll ñetti wala ñeenti oustaz ay borom xam-xam boog Ahmed Khalifa Niass jaar gauche Iran ñëw jaar droite Oustaz Alioune Sall dem ci sud kii dem nord ndax jàppoo nga ni ñoom seen biir jubóo gi yàlla di wax ne yéen julli ñu jubóo leen ndax dégg nañ loolu. jubóo nañu kay oustaz jubóo nañu population bi ñuy waxal ñoo amul xam-xam te ñoom itam nanguwuñu ñoom oustaz yi jàng communication pour xam ne ñi ñuy waxal egguñu niveau bi ñu yegg
Iran Ndao bu waxee 90% ci ñi koy interpréter amuñu niveau bu ñu koy interpréter Taïb Socé bu waxee 90% ci ñi koy interpréter amuñu niveau et pourtant yow mi jàng nekk ci diggante bi boo seetloo la nga xam ñoom ñaar la ñuy wax benn la. Par contre ñuy interpréter di joxe seen idée ak seen xalaat ñoo xamul ñoo eggul niveau bi ñuy wax fi ñu yegg loolu benn la ñaareel bi ci des nag bu ñu joxee Taïb benn vidéo wala exemple lay jël ci ñi ma gën a yab Taïb sama mag la ñoo nekk doon RFM yab naa ko Iran Ndao yab naa ko ñoo nekk wala Oustaz Alioune Sall su ma jëlee exemple ni Oustaz Alioune Sall Taïb Socé xas na la Oustaz Alioune Sall est-ce que dina am temps wu déglu vidéo bi ñu ko wax ni diw xas na la mais bu amee temps wu déglu ko dina xam ne diw moomu xas ko mais diw moomu message am ci ñi mu ko jëmale ñoom ñoo amul niveau comprendre li kooku wax parce que man yan wuute laa gis mu am fi ci diggante Ahmed Khalifa Niass ak ay ñoom Iran Ndao du wuute bu am solo mooy ci jamono bi mu waxee ni texto mun na tas sëy ak deuxième bi mooy nit mun na fóonanteeg jabaram ci weeru koor mais yaa xayti mu laa ne bu mu ci doon Ahmed Khalifa Niass ci texte la ko teg mais du ma ko weddi comme ci texte la ko teg man du ma ko weddi te Babacar jamono buy dox bu njëkk da nga doon jël sa jabar bind lettre ni ko fase naa la teg ko ci kaw fas wala nga boole ko sa benn dakk mu ànd dem ci papaam bu joxee papaam lettre bi papaam ubbi jàng xamal ko ni sa jëkkër lettre bi mu la jox mooy def cee wax ni may na la sa baat loolu day valable mais bu loolu valable texto day valable parce que ñuy bind fiq bu ñu ñëwaatoon ci jamono tey bu ñuy bindaa dina am yu ñu ci changé parce que jamono mooy doxee noonu tey ñiy jàng fiq Babacar bu ma la tey la woon tool problème foncier yi am ni problème immobilier yi am ni chaque jour nga dégg ku dugg kaso tuumalante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo mais da nga foog ni islam amu ci point de vue mais gars yi du ñu jàng fiqhul muamala dañuy jàng tuuti fiq pour pratiquer mais du ñuy jàng beneen fiq bi dox ci diggante li war a boole Ahmed Khalifa Niass ak Iran Ndao parce que ñoom saa bu ñu clashante ñoom ñaar def nañu lu leen seen diine santul te kiy jàngale diine wootu def lu ko diine santul comprendre nga donc moo tax bu ñu jàngul li ñuy wax fiqhul muamala muy ñi ma war a séq ak yow ñi ma war a dund ak yow ba duma laal sa aq ba duma jalgati li may boole ak yow boo may jaay ak bu may jënd nan lay demee yooyu bu ñu ko maîtriser wul tas ko ci askan wi fexe ñëpp juboo ci benn géew dina jafe mais man jàpp ma ne oustaz yi dañuy jooloo ci ay kàddu wala dañuy wax ay wax yu bokkul interprétation moo bokkul te ñuy interpréter amuñu niveau bii ñi oustaz yi di wax. dëgg pour yëf yi xaw a gën a yomb ci askan wi mooy oustaz yi nañ dem jàngi communication. ok c'est très important communication lu ci am solo la dina tax ñu xam ni ñuy waxe dina tax ñu mën a tënk ñoom li ñuy wax communication aar la te mu ngi ci alxuraan xam nga communication du lu ndaw boo demee ci alxuraan yàlla ñu wax ni amma yatasaaluuna ani nabail azim yàlla bi mu tuddee sax même information bii xewi ëllëg mu yowmal xiyaam dañuy grande information donc information dafa rëy ci yàlla métier ki am métier boobu xamal ni am nga liaison directe ak yàlla léegi nag ni ñu koy defee mooy in jaakum fasiq bi naba'in bu fekkee nit jox na la information xëy na wóolu woo ko wala mu nekk naa fekk comme le am léegi li ñuy wax ay fake news ak yooyu in jaakum fasiq bi naba yonent yàlla dañuy fatabayyanu na ngeen def recoupement ndax bu ngeen ko deful an tusibu xawman bi jahala di ngeen gaañ nit wax ci moom lu leen wuurul di ngeen gaañ nit ki ngeen di wax ci moom fekk li ngeen di wax wuurul te bu ngeen ko defee fa tusbihu ala ma faaltum nadimin na ma kenn génneel benn règle bu gën a normal boobu ci métier journalisme amul mooy li ngay wax day leer nga def recoupement fexee blessé keneen fexee def loo xam doo ko rëccu ëllëg mooy in jaakum faasiq bi naba fatabayyanu an tusibu xawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin loolu mooy métier communication donc ñoom yóbbu na ci ñoom ñu jàng ko nañu bu ñu appliqué aaye boobu bu ñu ko appliqué Iran du tontu Ahmed Khalifa Niass du tontu Iran Oustaz Alioune Sall ci koor gi dañ ko invité Sen TV ñu tegal ko benn extrait bu Ahmed Khalifa Niass ñu ne ko loo ci xalaat mu ni du ma ci commenté parce que Ahmed Khalifa Niass nee na ñi may seetaan wala oustaz yi nekk ci réew mi amuñu niveau pour xam fi may waxe kon boole naa sama bopp ci ñi amul niveau pour xam fi muy waxe moo tax awma ci xalaat mais loolu tontu bu maanu la tontu bu méngoo ak ni ko alxuraan jàngalee la